mbégte la ñu am jàkkaarloog yéen ci seen premier site de référence di Dakaractu TV rawatina ci seen nouveau numéro émission bii di en ligne tey nag may am mbégte ak plaisir bu mag di ci dalal ki nga xamante ni peut-être mun naa ne kenn dootu ko présenté ci landerneau politique sénégalais rawatina ci alliance de la république di APR monsieur Mame Mbaye Niang ñu ngi lay nuyu di la dalal monsieur le ministre sax laa waroon a wax ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay di la remercier di nuyu waa Dakaractu yëpp di kontaan ci invitation bi ak waxtaan bi ñu nar a waxtaan. Absolument ci fàttali ñu yoo lañ dénk lépp loo xam ne moom moo jëm ci wàllum tourisme. Président de la République gannaaw ba nga jógee ci département de la jeunesse mu am qualité indi la fii. alors dañuy demaale ci actualité ak li nga xam ne moom mooy fichier électoral bi nga xam ne moo lëmbee réew mi jamono ji ci sénégalais yi. bu ci mujj rek mooy ba ministre bi nga xam ne moom mooy lépp lu jëm ci wàllu élection yooyu noonu di Aly Ngouille Ndiaye. accepté ne dina jël fichier bi wan ko ñi nga xam ne ñoom ñooy kujje gi. fausse note bi njëkk biñ ci gis moom mooy opposition bañ demee ci ay surprise dañoo ne du fichier bu baax bi moom ngeen leen wan ba tax sax ñi nga xam ne ñoom ñooy parti démocratique sénégalais bu dee salle bi génn dem seen yoon. dafa mel ni tey jii yéen seen jeu de yooyu boobu noonu moom ngeen continuer ba léegi waxagu leen ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition dëgg. waaw jërëjëf xam nga nag baax na ñuy fàttali parce que defe naa ki naan bii baaxul mooy xam na bu baax bi. boo nee bii baaxul rek mooy gisoon nga bi baax. fichier bi il faut ngeen xool fan la jóge fichier bi ci avant élection législative yi lañ ko préparé ñu dem assemblée ñu ni dañu bëgg a fondre fichier bi opposition bi ci boppam moo exigé woon ni que fichier bi ni duñ ko utiliser bu fekkee egguñu 4 millions d'électeurs li may wax ñu ngi koy fàttaliku yàlla dogal ci ñu egg ci 6 millions d'électeurs mooy 4 millions d'électeurs yi opposition bi fixé woon romb nañ ko loolu moo tax fichier bii nii moom lañ demee élection législative ñoom ñu gagné ci ay gox ñun ñu gagné ci ay gox perte ci ay gox donc problème mu fichier amul problème mu fichier musul am fichier bii ñu naan baaxul Union européenne daf ko audité prononcé wu ci ñun ñëpp ñu dégg président Wade lim ci wax daal ni moom gëmul ay audit li ñu waxul mooy période révision électorale bi mu jotee mais ñun dañoo dajale suñuy nit ñi binduwul woon ñu dem bindale dajale jeunesse bi nga xam ni mi ngi soog a egg ci âge voté ñu dem bindu ñoom nekkuñu woon ci loolu. ils ont préféré ñëw toog ci plateau yi di xasaka ŋàññi dajale wuñ seeni nit. donc ñoom nekkuñu ci logique gu dem élection ci logique gu saboter élection lañ. ah bon. ah si te ñu gis ni ku njëkk a jóge caution ci opposition bi la nekk. mais xam nga yëf yi du problème mu joxe caution. xam nga élection yi ñu jëm du caution rek. parrainage bi tamit mu ngi ci. waaw voilà donc boo déposé caution ci amoo parrainage it. doo dem élection. donc loolu ay jeu yooyu la. ci tënk fichier bi moom lañ demee woon élection législative fichier bi bu fekkoon ne que fichier buñ mën a manipuler la kon duñu am 35% Dakar. di am 34% Pikine. di am 38% Guédiawaye bu fekkoon ne que ñun ñooy manipuler wala et que li ñuy bëgg a ñoom li ñu bëgg a def ci bopp sénégalais yi am na ci kon résultat yooyu du am. tout à fait. donc li am mooy fichier bi ñun ak ñoom ñoo ko sumbandoo ñu def ci ay exigences daan ni 4 millions d'électeurs tey ñi ngi naan mi ngi ci 6 à 7 millions d'électeurs ñi ci bindu ay sénégalais la loi bi daf ni 15 jours avant la ñu war a jot. mais wax nañu wax ba ministre de l'intérieur woo leen mais jàpp naa ni wax dëgg yàlla. réeroo waru cee mën a am. fichier bi la ñuy laaj jox nañu leen fichier ñoom nee nañ du fichier bi bu baax bi. bu élection yi desee 15 jours ñoom am nañ droit am fichier bi au complet. mais nañ jàpp bi ñu leen jox nii ak bañ leen nar a jox bi loi bi nga xam ne exigé na pour ñu jox leen ko 15 jours avant après ñu comparer. mais gisoon ne ministre bi ci li mu mujjee nii bu ko njëkkee woon ne coow li yëpp du ci am. waaw mais ministre bi li mu njëkkee nii moom la nar a mujjee tamit. c'est la loi qui définit ña ñoo war a am fichier bi ay données personnelles u sénégalais yi ñoo ci nekk yow fichier bi sa filiation yi nekk ci carte sa pièce d'identité mi ngi ci. am na yoo xam ne tey bëggoo ma xam ko. ci jamono jo loo xam ne lañ nekk nit mën na sos faussaires yi lu nekk mi ngi am. chaque bis bu nekk ñu gis ko. tout à fait nit ki bu amee information yooyu ci yow ñaata parti politique moo am Sénégal 350 et quelques personnes. nga def ni mën ngaa jox fichier 350 personnes li sénégalais yi donné sénégalais 15 millions de sénégalais yëpp nga jox leen ko nga jox ko benn nit parce que rek dafa am parti politique.
dañ jàpp ne que xel nangu ko. tout à fait. élection Sénégal kenn mënatu ko lumbaaje. bu fekkoon mën nañ lumbaaje ay élection kon duñ am Dakar liñ fi am. bu fekkoon élection yi mën nañ ko jaxase jël ci sàcc ko wala trafiqué ko. kon duñu nekk di daj li ñuy daj nii pour reconquérir Dakar. absolument alors mais monsieur le ministre li xaw a tey xel yi kay mooy bu ñu gisee yenn manquement yu ci am récemment gis nañ ci réseaux sociaux yi. benn sénégalais de la diaspora notamment Italie. jël machine am teg génne carte électeur am. won ko ñu wax ko bureau de vote bi mu war a voté ak fi mu war a voté yépp mu dugg ci biir fichier bi. dem ba ci turam ñu gis ne moom il n'est pas inscrit sur le fichier électoral ça veut dire qu'il y a problème. déedéet c'est que il faut ñu xam. foog ñu leeral ñaari mbir fichier bi ñu teg bi ñu mën naa wax bi ñu wane ci internet bi mën nga dugal ay information kenn waxul ni que un système est parfait à 100% du yenn saa nga jël sa carte gab dem ci machine bi taper code bu baax bi mu bindal la erreur yenn saa mu am parce que c'est pas la peine ay machine la imperfection yooyu bu amee dañ koy corriger am na ñu demaat binduwaat man xam naa ñoo xam ni bureau bi lañ doon voté tuxu nañ changé nañ bureau de vote dañu dem binduwaat kooku ki binduwaat parce que defaguñ mise à jour bi bu demee tapé moom danaan jàpp ni que changé naa bureau de vote mais machine bi li mu koy wan mooy fa mu doon njëkk a voté la parce que defaguñ mise à jour yi. donc jarul yàkkamti fii li fi jatu weesu ci ay wàllu élection wane na ni que. loolu wax dëgg yàlla dara amu ci. absolument nañu gore fichier bii nii. biñ koy fondre di créer beneen fichier bi ñëpp a toog waxtaan ñu fixer ay objectifs yooyu dépassé nañ ko tey li ñu war a wax mooy ña waroon a jóg ñëpp pour fexe seeni nit bindu ci élection yi parce que mën nga am carte d'identité nag te doo nekkoo ci fichier bi de. xam nga carte d'identité yu bees yi am na ñu am carte d'identité boo xam ni amul carte électeur ci ginnaaw parce que defuñu ko ca période bañ ko waroon defee. donc jumtukaay politique yooyu ñoom la ñu jëlul ñun am na ñenn ñu ko jëlul dugg sa gox dugg Wakaam dugg Ngor dugg Yoff dugg wër Dakar fexe xale yi nga xam ne say soppe lañ ñii say xarit lañ ñu jotul woon bindu nga leen wax mais dem leen bindu ji créer conditions yi jàppale leen ñu dem bindu ji. ñoom defuñu woon loolu ñoom dañ daan ñëw Dakar ak di ŋàññi rek fàtte woon nañ ni que dina am bis boo xam ne dañuy wàññi ku nekk ñaata nit nga am. xëy na yu mel noonu moo leen di tiital. moo tax ma ni ñoom nekkuñu ci logique gu dem élection. absolument fi mu nekk lépp loo def ñu utal ko gàkk-gàkk lépp loo def ñu utal ko sikk-sikk. tout à fait nañu xam ni que nit ñi ay nit lañ yéene lañ am. boobu ba léegi ñu ngi fiy organiser ay élection ñoom ñuy gagné ñun ñuy gagné mais li Sénégalais yi wax rek mooy am. tout à fait li yàlla wax mooy am. absolument jaarale ko ci Sénégalais yi. alors monsieur le ministre gis nañu ñu ngi ci opération de collecte de parrains yi ci li nga xam ne mooy parrainage bi. ci suma juumul sax foog naa le 11 décembre moom mooy date de collecture bi ci noonu après conseil constitutionnel daa doog a addu. dafa mel ni yéen caaxaanu leen ci mbir mi président de la république ñaar ñu ngi naan benn. tournée campagne politique bu mu masqué di wax ay tournée économique ak yooyu noonu. dafa mel ni ampleur bi jël ngeen ko au sérieux xam ngeen ne tey jii da ngeen am opposition boo xamante ni taxaw nañu temm ngir daal di leen faxas fi nga xam ne moom mooy bopp nguur gi. déedéet ñoom yàgg nañoo taxaw temm wax dëgg yàlla. rawatina tey. waaw xëy na sax taxawaay yi ñu daan am ci ginnaaw moo ëppoon Pastef ko taxawaay bii nii man taxawaay bi ma ci gën a marqué mooy taxawaay bi ñu amoon ci référendum bi ñoom ñëpp ñu booloo. bokk kàddu di xàccandoo di dóorandoo ñu dem sénégalais yi wóoluñu référendum bi wii bi moo gagné ak lu bari ci ñoom ñëpp a àndoon donc taxawaay boobu noonu ñu amoon xëy na taxawaay boobu laa gënoon a ragal. que taxawaay bii ñu am sauf que référendum bi du baromètre consultation rek la woon. waaw consultation la woon boo xam ni. opposition bi nii tey ñii ñëpp ànduñu tey jii nii li ñuy wax lépp ci opposition bi. ñoom dañoo dajaloo woon ak yenn sax ay organisation société civile yu ñëwoon fekk si leen dooleel leen ci ñooñu tey am na ñu fa jóge ñoo bokk ci ñun donc sëgëm boobu lañ leen ragalul woon waxantuma la ak léegi donc loolu du wax ci parrainage bi on le prend au sérieux parce que ñun élection heure bu masee am dañ koy jël au sérieux parce que yëf yi du toog ci ay rajo di wax rek yëf yi du toog di ŋàññi rek yëf yi dafa am liggéey politique bu ñu war a def fekk nit ñi fa ñu nekk wax ak ñoom wax leen li ngeen def wax leen li ngeen tële wax leen li ngeen nar
loolu mooy politique. gaa ngi ci terrain bi de. ah déedéet. boo demee ci àll bi opposition bi ñu ngi ci terrain bi de. man Idrissa Seck mu ngi ci terrain bi maa ngi ci terrain bi. Madické Niang mu ngi ci terrain bi. gis nga dama ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci terrain bi. dama lay fàttali. ñun defe naa 2008 ba 2012 ba 2011 defe naa ñun ak suñu candidat li ñu def ci terrain ñetti at lañ préparé élection yi ñetti at ñu def lu tolloog 30 000 villages fépp fu nit nekk ci Sénégal ñu fekk la fa wax ak yow doo toog bañ ne élection yi des na juróomi fan nga taf yëngal woote Dakaractu fii xas ma mbay fii dem télé bële saaga diw après taxaw juróomi nit wër la nga yëngal ca boo dajalee ay boo wootee mënoo dajale fukki nit ak juróom wala da ngay dem jëli ay car rapide indi defe ni que garder espoir loolu nax sa bopp la yàq sa temps la nax sénégalais yi duñ dénk ku ñu wóoluwul sénégalais yi duñ dénk ku ñu yaakaarul sénégalais yi duñ dénk ku ñu xamul ca loolu tamit mooy dëgg. tout à fait. nee naa la y a un travail politique à faire ñun suñu responsable yi ñi am na ci ñoo xam ne ñi ngi def travail politique boobu. tournée yi ñuy wax ni que président moom lay def mais fii ba 24 février président de la République du Sénégal Macky Sall lu tudd. c'est pas parce que dañuy nekk ci période pré-campagne ay dañuy approché ay présidentielles que day arrêté administration bi daal ni nekkatuma président man ak ñëpp a yem il rendra compte de ces jours-là. absolument. donc dafa war a continuer def liñ ko fale. tout à fait tout à fait alors mais monsieur le ministre jour yi ñuy dem dina métti si yéen trop d'autant plus que ñu ngi annoncé arrivé ki nga xam ne mooy Karim Meïssa Wade bi nga xam ne daanaka mun nañ ne bu weesoo Khalifa Sall moom moo leen tere nelaw. je pense que yow en tant que jeune fu mu nekk nii tergiversation bi bëri na ci say bopp de. non xam nga nag yooyu moom yéen journalistes yi rek yéen a koy entretenir jàpp naa ne ñaari at a ngi nii chaque jour ñu ne tey lay ñëw suba lay ñëw booy Karim pare na Karim parewul bu ko neexee mu ñëw sénégalais la. bu ko neexee mu ñëw te ngeen di menacé. non absolument bu ko ngeen di menacé mais bu ñëwee ñu dugal ko ci biir kaso bi. non déedéet kenn menacé wu ko. ah lii am lañ ko gis nañ déclaration bu président de la république def fi nga xam ne moom moo di du menace boo dee ñëw Dakar aéroport ngay jaar loolu menace la boo dee ñëw Sénégal li nga ameel waa Sénégal da nga leen koy fay du menace ana menace bi. mais lu tax ba ñu koy bàyyi muy dem. mais déedéet parce que fayul woon ba pare ñu bàyyi ko mu dem ba muy ñëwaat ñu koy fayloo. parce que grâce bi. liberté am la ko may. comme ni ñuy baalee ñi nekkoon président ni muy baale junniy sénégalais bu tabaski jotee ak bu décembre jotee ak bu yenn bisi jotee. noonu lañ ko baale mu am ci droit. mais bor bi mu ameel sénégalais yi wax dëgg yàlla président mënu ko baal da ngeen a seetluwul wax ji. baax na ngeen di seetlu gis nga wax ji avant muy commencé benn journal la njëkk a bind daal ni que woy président Macky nee na day def amnistie waxaale la rek moo leen jubal ci lii lépp seen yéene la ñu wax daal ni Macky moo ko wax président Macky ba muy wax weddi na ni que wax yooyu musul jóg ci ñoom léegi fi mu nekk nii nag defe naa dinañ xumbal ba après affaire yi ils vont voir ni que du dox parce que c'est pas la première fois ñuy wax yu mel nii man maa ngi fàttaliku bi ñu ne président Wade day ñëw 15 heures day marche dem palais ba. maa ngi fàttaliku bi ñu doon wax noonu dëkk bi après parrainage bi du jàll. référendum bi du jàll dañuy taal dëkk bi yooyu yëpp jàll na fi. mais donc ay wax la yuy dem di dikkaat di wax di ñëw di dikkaat taxawaay ba taxoon lañ bëggoon amul taxawaay bu ni raw moo fi am fi mu nekk nii. parce que foog tamit ñu waxante dëgg ku bëgg xëccoo ay élection da ngay def li war nga gagné am na ay candidats yu nekk ci terrain bi am na ay candidats yoo xam ne mais toog di alam nikk man damay jël réew mi wala bu doxulee ma taal ko kooku kenn du ko nangu. tout à fait kenn du ko nangu. ñun dañ cee am ñetti taxawaay dañ cee am taxawaayu majorité am ci taxawaayu gouvernement am ci taxawaayu militant mais bu ñu sañoon duñu egg ci affaire yooyu. nañu xëccoo ci dëgg xëccoo ci ngor. ku nekk yor sa programme ñun yor nañ suñu programme dañuy wër sénégalais yi moom lañ nekk di def. ñi ñi dem seeti ñu ni leen wax dëgg yàlla ñun lii mooy suñu mbébét ci réew mi lii lañ leen diggoon fii la ñu yem ñoom ñu wax liñ nar ci réew mi mais ñoom déggoo ci kenn ku wax ni que lii lañ nar ci réew mi amul. tout à fait programme bi yëpp. ñii ay sàcc lañ
ñii ay loolu lañ ñii xamuñu dara. mais loolu moom yàgg na Sénégal loolu moom yéen ba ngeen nekkee ci seen. mais déedéet ñun bi ñuy nekk ci opposition. suñu programme la ñu yoroon tudde ko yoonu yokkute. ba ñëwee parce que loolu aussi nit ñi dañ koy fàtte ñu nekk ñu woon ci ay saaga ci ay doon dañ bañ nag ñu changé yëf yi ñu dëpp carte gi. ñëw naan ay majorité présidentielle léegi 25% la ak ay ticket loolu moom dañ koy taxaw. taxawaay bañ ca waroon a am te du woon ñun rek ñu nag ay junni sénégalais. tout à fait mais dañoo yoroon suñu programme ànd ak suñu candidat di wër. responsable bu nekk ñi am yéene indi seen yéene ñi am doole indi seen doole ñi am xaalis indi seen xaalis. ñi am jot indi seen amoon nga ci taxawaay bu am solo. mais du woon man rek. waaw amoon nga ci taxawaay bu am solo. du woon man rek. am na tey émission peut-être sax moo sama technicien mu jox ma photo bi may xool fële ne ci kaw. waaw wan ko Sénégalais mais monsieur le ministre gisoo ne posture bi Macky Sall am ci kaw Karim Wade. mun nañ ko duppee posture à double vitesse parce que récemment ci émission bi moo xam ne def na ko ci voyage bu mu amee woon Paris. bañ ko laajee dafa ne justice bi lay bàyyi mu doxal bés bu toogaatee nag mun na xool nan lañ mën a baalee Karim Wade mais posture boobu en tant que citoyen la koy def mais Macky Sall avant ñu koy réélire aussi il est citoyen posture boobu mun na ko am jamono ji ñu toll. xam nga moom laa la jéem a junj nee naa la wax ji yëpp ba ci émission boobu. li tax ñu laaj ko. ñu laaj ko question bu mel noonu mi ngi jógee ci benn journal bu tudd Jeune Afrique bu bind ni que le président Macky Sall penserait à amnistier xawma telle personne ou telle personne après les élections. Tout à fait. C'est parce que ñoom amnistie boobu la ñu bëgg. xam nañ ne lii jeex na. amnistie boobu la ñu bëgg ñu bindulu ko bëgg ñu imposer ñu wax ci. ñoo ko bindulu. waaw mais attends ñi bëgg amnistie bi. Ah bon? parce que président de la République président Macky Sall bi mu toogee ci télé bi ngay wax France 24. biñ ko laajee daf ni ça n'a jamais été l'ordre du jour et qu'il n'a jamais prononcé ces mots donc moom ci boppam démentir na loolu. moo tax ma ne la ay pexe la ca pexe yi du loolu rek pexe yi ci fexe ba yàq élection yi la pexe yi fexe ba réew mi comme que ñoom du ñu gagné xam nañ ni du ñu gagné ñu fexe réew mi bañ a dal ba ki kay gagné du ko mën a téye. pexe yi mi ngi ci xool nan la ñuy taxawale réew mi. kon yéen gëm ngeen ne da ngeen di gagné élection yi. non incha allahu rabbi nii ñu ko jàppee ni bu ñu ko bàyyiwul gisuma ci ñoom ku am chance yi ñu am. yàlla nag mooy joxe nguur sénégalais yi la koy jaarale. tout à fait mais jàpp naa ni defuñu fi loo xam ni jar na ñuy nëbbatu ak a daw ak leneen li fi am yëpp ay wax la ay sos ay kii te dinañ gën a continuer sos. absolument man mii di wax ak yow ma je m'attends à tout il faut dinañ ñu saaga dinañ ñu jiiñ dinañ ñu wax lii dinañ dugg sa biir jaxasee wax pour le moment yooyu yëpp kenn du ko tontu parce que nag ñun dafa am fenn fu ñu bëgg a dem gis nga wax yooyu ñuy wax woy sàcc lañ jubu ñu oto bi dàll bi montre bi summi na kii ci jàkk ji saaga na kii yooyu yëpp kenn du ci wax. man day du ma ci tontu. tout à fait wax yooyu du ma ci tontu parce que dama jàpp ni que fi ñu jëm mu ëpp njariñ pour ñun mu ëpp njariñ pour réew mi. tout à fait tout à fait. donc comme que nag dañu bëgg a jaxase suñu xel doo da ngay gestu doo tala ci xoolal ci fi ngay xool ñun ñi xam fi ñu bëgg a dem dinañ am pas-pas ak muñu nag donte dina metti ñuy wax yenn wax yi mais nga continuer rek ba egg. buñ xasee ba egg nag. après taxawaay bi nga war a am. di nga ko am. leer na fi ngeen jëm xam ngeen ko te moo gën ci askan bi yaa ngi koy wax léegi. mais yaakaar ne di ngeen fa yéex a yegg ndaxte bu weesoo opposition bi ŋàññante beeg tuumalante beeg xoxoxtal beeg xoñoñeel bi nga xam ne am na ci yéen ci seen biir. doy na waar récemment barki démb rek président de la république ba muy dalal kàngam politique yéen ca Kaolack. daf na leen xam naa li xew lépp. saa yu may ñëw fii da ngeen wane ne juboo ngeen te xam naa ne jubóowu leen. cela veut dire que ne tey jii nii. équation bi ngeen war a njëkk a résoudre ci seen biir la yéen. waaw xam nga ay nit yu daan ànd problème yooyu amul ci ñoom ñu dem ba yàlla dénk leen nguur gi ñu dem ba ñuy commencé am problème yu mel noonu wax dëgg yàlla dañuy nangu ni ña ko sos doon ànd amuñu problème yooyu man ci li ma jàpp ñëpp xaj nañ ci. képp kuy sénégalais am nga ci droit mais jàpp naa ni du maandute du gore du diine du jub moo war a parce que foog naa ni que fi ñu toll nii nit waroon na xalaat leneen lu dul naan non man ak Mame Mbaye raw na ma wala non bu ma ko bàyyee mu def lii dafay am lii man dafay yàlla mooy joxe. kon loolu existe na ci parti bi mais absolument mais jàpp naa ni ku ci am taxawaay boobu war nga ko dindi parce que fii ñu toll nii ñun ñëpp ki yàlla dénk moo ñu wóolu
ci ndogalu yàlla ak yàlla bëgg ko defe naa jikko bi gën a jub mooy que ñu bañ a dugal yooyu suñu diggante ñu ànd booloo dajale suñu doole comme nañ ko dajalee woon dajale suñu xam-xam dajale suñu jot dajale suñu pas-pas ba falaat ko après nag yàlla dina def ci ku nekk li mu namm ci yow waaye ku bëgg a jóg bëgg a téye li yàlla dogal da ngay sonn rek jàngat bi man nañ ko jëlee ci président Macky Sall mais ñun ak suñuy nawlu opposant ñoo fi nekkoon tout à fait dàq ñu woon politique PS dàq ñu woon politique AFP bu dee yàgg ñoom ñoo ñu fa gënoon yàgg bu dee expérience politique ñoom ñoo ñu ko ëppoon parce que ñun ñi ëppoon ci ñun dañ doon soog a ñëw PDS ba léegi de waaw PDS boobu moo nekkoon ci nguur gi tout à fait ñoom lañ doon xëccool mais parti yi ma lay wax nii yëpp parce que PS bëggoon na nekk seen candidat jàll AFP bëggoon na Idrissa bëggoon na yàlla tànn ñu jox ñu tout à fait mais ñun ñu war a am matu ñi ñëw fekk si ñu ñëpp ñu ànd ak ñoom ci dëgg ak ngor bañ a nekk fii di xiir ay maay borom yow maay borom fii maay kenn du borom fenn na ku nekk def sa kéemtalaay kattan. kenn du borom fenn kon yow doo borom Dakar. waaw déedéet man nekkuma ci ay logique bu borom Dakar. mais yow keroog ba mu fi demee si meeting ba léegi fu ñu romb ñu naan ma mbay borom Dakar ak yooyu noonu. waaw mais loolu nit ñi ñoo koy wax ku bëgg a def ku bëgg a xool loolu tax ngay xeex ak a ŋàññi da ngay dem nga jéem a dajale lu ëpp. mais loolu monsieur le rek ministre parti bu structuré fu ne dafa am koo xam ne moom lañ ko war a dénk. déedéet ñu xam ne kii. déedéet ñaata yoon ngeen ñu sikk ni que ñun armée mexicaine lañ yor suñ parti amul structure et que dinañ structuré pour am discipline. ñun mais à l'interne war ngeen xam ne kii mooy borom fii même bu fekkee ne suñu parti amul kenn kuy borom fenn. loolu kon pëcc xoolo rek da ngeen di mbëkkanti déedéet ñun gagné nañ Dakar. te amuñu woon borom Dakar. te neewuñu woon. mais nan ngeen ko gagné aussi. mais parce que on travaille ensemble pour gagner ko aussi. élection législative yi passé man candidat laa woon est-ce que man candidat laa woon est-ce que bindoon nañ ma ci liste bi est-ce que engagé woon naa ci xeex bi. xëy na nekkul ne ambition moo la manqué woon. déedéet du ambition. dañu déggoo suñu biir. wóolu président mu defar liste. ni Dakar nañ leen tege liste bi nii diw ak diw ak diw ak diw. defe naa moo xaw a gën a jub waxul sax moo gën a jub de. moo xaw a gën a jub ñi des ñëpp dajaloo leen ngeen xeex man nekk moon ci liste bi et ku wax dëgg ca yàlla rek ca yàlla tax xam ni nag def naa ci sama kàttan def naa ci sama doole def naa ci sama xalaat engagé wu naa xeex naa ci pourtant du ma woon député. parce que li ñu boole moo ëpp solo li ñu boole mooy cofeel bi ñu am ci réew mi. waaye du ay pexe ma sàmba du ay pexe ma demba di nga wax ba suba pexe ba suba sos ba suba yàq ba suba du mujj fenn nit ki nag dina am fenn fooy toll yow yaay xam fi nga jëm. tout à fait xam li nga bëgg xam li la war c'est parce que da ngay nekk fi nga nekk moo tax ñenn ñi di ci wax wala di ci jéem a def bu la yàlla may na nga am matu ba xam loolu yow yaay am matu fixé ci li nga jëm rek xam ni que bu xëcc yàggu bu jeexul. affaire yëf yi dina mës a ñëw. tout à fait monsieur le ministre léegi émission bi jeex ñu gaawal yaa ngi wax ba léegi ci parti beeg yenn coow li nga xam ne moo ci am lan moo di sa problème ak yenn ci ay leaders yi parce que gis nañ organiser nga fi manifestation bu mag ku ci mel ni Diouf Sarr nekk fii gisuñ ko moom sax waxuma ko mais ku ci mel ni Amadou Ba ak dayo bi mu am moom gisuñ ko qu'est-ce qui se passe là mooy sa problème ak ñoom. non awma problème ak kenn. Diouf Sarr mooy ki ma njëkk a waxal sax ne ko man bëgg naa ñu dajale parce que tamit ci politique lañ nekk nit ñi nañ doon wax waaw moom politique au sommet lay def amul ñaari nit amul ñetti nit. xanaa nag léegi tuuma boobu dinañ ma ko teggi et puis ñu toll ci jamono joo xam ne ñun ñëpp dañoo war a boole suñ doole. am na fu loxo Diouf Sarr egg fu sama loxo eggul. am na fu loxo Amadou Ba egg fu sama loxo eggul ñoom seen loxo am na fu mu eggul fu sama loxo egg. ñun ñëpp bu ku nekk dajalee li nga am problème bi ñu amoon Dakar dina daj donc tolluñu ci ay kii mooy lii kii mooy lee bu fekkee ni que loyauté bi ñuy wax ak gore gi ñuy wax ak ngor gi ñu war a sàmm diggante ki nga xam ne ñun ñëpp nangul nañ ko kilifteefam am na dañoo war a booloo dañoo war a ànd dañoo war a déggoo. tant que yaa ngi wax loolu rek ça veut dire que li ngay wax yëpp amul. am na parce que on travaille en intelligence. ça quand même on peut pas man boo gisee ñi ci ëpp ci ñi ma dajale ñu ma woon politique la
ñi ci ëpp ci ñi ñëw wuyu si ma ñu bokkul ci benn parti la wala ñu bokk ci opposition bi parce que am na ñoo xam ne dañ naan la bëgg naa jàppale président mais seen parti bi neexuma am na ñoo xam ne dañ naan la ñun bëgg nañ jàppale président suñu mouvement bëgg nañ jàppale président mais bëgguñu bokk ci mouvance présidentielle ñooñu ñëpp il faut ñu dajale leen am ci lu ñu leen tënkee boole doole yëpp xeexandoo comme ça ñii ñu def leen un coup kaw te loolu mën na nekk et ci loolu la ñuy liggéey amul leneen tout à fait man awma problème ak kenn te xalaatuma dinaa am problème ak kenn parce que musuma xëccoo dara defuma ko pour am ndomba tànk est-ce que lii may def nii man nekk naa ministre te defuma li may def nii wala du ma conseiller municipal nekk naa ministre te du ma conseiller municipal mais parce que am na forme bu may xeexee am na lu may indi nee naa la parti politique ñeent la boroom yi xel boroom alal boroom yi nit ak kóolute ak njiit loolu mooy parti politique tout le monde ne peut pas être porteur de voix tout le monde ne peut pas être porteur d'idées tout le monde ne bénéficie pas d'un pacte de confiance et tout le monde ne peut pas être un leader absolument ce sont ces 5 piliers-là qui font un parti politique absolument alors ñu gaaw question yu gàtt tontu yu gàtt oto bi ngay dawal foo ko jëlee bi indi coow li ci réseaux sociaux yeeg Sénégal bi actuellement monsieur le ministre boo ma ko laajoon jamono bi ñuy def législative yi xëy na ma tontu mais weesugul ba léegi parce que yaa ngi yore ba léegi maa ko moom yaa ko jënd maa ko moom kay ndax maa ko jënd nag moom du ma ci tontu mais man maa ko moom loolu leer na waaw 7TV yaa ko moom wax dëgg yàlla moom moo ko moom loo 7TV déedéet ki ko moom kay may mun a la tudd sa xarit la xam nga ko waaw toog naa ko yow moom plateau boo toogee moom nga laaj ko 7TV kon Mame Mbaye Niang moomu ko xanaa déggoo olof nee naa la ki ko moom yow xam nga ko bi ma koy xam du ci actionnaire du ci lenn tamit ma ni bi ma koy xam c'est que gis nga wax ji moo war a bañ a egg foofu tout à fait xam nga man li ma la jiital nee naa la am na wax yoo xam ne du ma ci tontu man bi may nekk ministre damaa déclarer sama patrimoine wax li ma am lépp ñu bind ci këyit bu may génn dinaa indiwaat këyit boobu ñu wax li ci yokk lan la ñu xool ndax li may dunde ak li may am ak feneen ndax méngoo na ak loolu jarul yàkkamti mais nag pour le moment nii bàyyi ma concentré wu ci élection yi du ma werante montre bi mu takk Macky Sall sol na dàll ci jàkk ji solul dàll ci jàkk ji Mame Mbaye takk daaw oto bii la dugg oto bee la dugg daf ko loué daf ko jënd wax yooyu sénégalais yi duñ ci am dara Mame Mbaye peñewu na wala peñewuwul wala yëre bi mu sol sénégalais yi duñ ci am dara xam nga lan moo intéressé sénégalais ñun proposition yi leen di wax ni que moom la ñuy saafaraa liggéeyu ndaw yi proposition yi leen di wax ni leen programme bi ñu am moom lay faje sénégalais yi moom lay yokke tali yi moom lay gérer problème pétrole bi moom la ñuy téye seen xaalis noonu la ñuy solutionner problème yi ñuy am tout à fait loolu moo yitteel sénégalais yi mais nekk fi di ŋàññi di sos di fent di kii tôt ou tard day feeñ et lu ci bari commencé nay feeñ newoon naa leen ëppal baaxul excès faut jamais être dans l'excès parce que l'excès crée une désolation tout excès nuit également l'excès par définition crée une désolation ku def dara di ëpp parce que tamit ci ay élection lañ jëm ku nekk na wax li nga nar li nga def ak li nga mébét absolument ñu bañ a jël nit yi ñii ñu leen di jël di leen saaga ñii ñu jël di leen xas ñii ñu jël di leen wax dafa am ay xale yu ñuy déglu yu bëgg a politique dafa am ay mag ñu ñuy déglu yu bëgg a xam soxla ay références également soxla ñu wax leen lii lépp day jeex Macky Sall du joxe dara fii bu ñëpp dajaloo woon di la xeex ca yàlla àndu ci du sotti comme bu ñëpp dajaloo woon di la bëggal lu baax ca yàlla àndu ci di sotti tout à fait nañ leen rafetal ñuy xëccoo parce que bu jant bi sowee ñu ñëpp ay xarit lañ ñu ñëpp ay mbokk lañ tey man am naa ay xarit yu ma doon àndal yu nekk fee maa ngi fii yàqalu ma leen dara ci li ñuy def yàqalu ma dara ci li ñuy def ñi ànd nañ ànd ci dëgg tax nga bañ a ut ay pexe jéem a bañ a def ay affaires yu sew parce que amul mucc tout à fait ñun suñu waxu démb mooy suñu waxu tey mooy suñu slogan bi ñu wax unis engagés pour un Sénégal meilleur tout à fait ñun ci loolu lañ jëm alors ci loolu lañ nekk et duñu nangu dara amul wax bu ñu mën a créer amul sos bu ñu mën a créer amul jaxase bu ñu mën a jaxase ba ñu wàcc ci yoon boobu fii ak élection yi di jot tout à fait bu ñu rombee élection yi nag après lu waay neex def alors rapidement sa plateforme bi nga créé 2035 am ñu bëri dañ ci am ñaari jàngat soit yow da ngay préparer sa bopp 2035
wala du Macky Sall moo soxla li nga xam ne moom mooy troisième mandat parce que nee nañ lépp loo wax wala nga def ko rek moom moo la ko wax loo wala Marème Faye Sall. non mais loolu ñi koy wax mooy wax yi ma lay wax rek xam nga magum jëm jàng. def li mu war a def lépp ba ñëw am ay position am ay principe mais ñu bëgg a wax ni que lépp lu mu wax. non sa rapprochement ak ñoom ñoo tax ñuy wax. mii mu parce que dañ lay gis ay meeting sax Marème Faye toog nga toog ngeen ñaar de connivence. looloo tax nit ñi di wax. musuma ko miim parce que taxawu na ma parce que séq nañ loolu ci àdduna ginnaaw yàlla di indi lii. mu am fu mu ma féete. tey jii nii président de la république amul xarit amul doom amul jabar. mais nit ki ci boppam yàlla boole woon nañu. man loolu du ma ko miim du ma ko miim mais. man militant la damaa bokk ci ñi créé parti bi bokk ci ñi joxe seen xalaat bokk ci ñi wax ni que non fii lañ jëm li may wax man la engagé et li may wax dama koy taxawee donc mënuñu àtte ni am na wax yoo xam ni nee naa man li may wax nee naa la ñoom seen mbébét tey jii nii buñ ma mënoon a jiiñ rey nit sax dinañ la ko jiiñ. absolument tey jii nii. parce que li may wax nii ci lu ñu teg fenn la. c'est-à-dire. Après suñu journée le 3 bi. dama gis page u président Abdoulaye Wade mu bind ni Mame Mbaye Niang recrute 250 xaw ma lan refus pour préparer xaw ma lan nag affaire yooyu bon am sama benn xarit bu ni ma ñii day capable nañu rey ay nit jiiñ leen ko. mais boo ngeen xam donc fi mu nekk nii pare nañ pour lépp nee naa la taxawaayu militant bi dina taxaw. pas-pas bi moom dara wàññeeku ci taxawaay bi gouvernement bi ma bokk man jël nañ ko ba mat sëkk. taxawaayu politique bi parti bi taxaw na mouvance présidentielle bi taxaw na suñu alliés yi taxaw na tout à fait. et donc li gën moo ñu def ko ci jàmm ki sénégalais yi wóolu yàlla dogal ko ci moom mu jël mais di indi beneen pexe moom defe naa du def lu dul lor ki koy jéem rek. tout à fait dernière question nga répondre en quelques secondes. la mooy seen problème yéen régime bi ak ONG yi nga xam ne ñoo fi ne. non jàpp naa ni problème ak ONG amul. parce que ay junniy ONG ñu ngi fi di doxal. ministre de l'intérieur mënul yor outils yi mu yor services yi mu yor xëy retirer benn agrément benn ONG wala benn association étrangère ci base nii rek jàpp naa ni buñ ko mayee mu taaxirlu dina wax li tax mu def ko. war foo na njëkkee. déedéet. du yow sa koñ da ngay toog ba ci yàgg nga tëdd di nelaw lépp ni jàmm nga toog ba ci yàgg police wër benn kër. ñu dugg ñu ni jamet jàpp benn nit. est-ce que buñ koy jàpp yow da ngay yëg lan la parce que police mooy liggéeyee noonu intérieur mooy liggéeyee noonu ay renseignements la ñuy am. xëy na loolu am na lu ko jiitu Seydi Gassama bi ngeen jiim ne day politique ak yooyu noonu yëpp li mu fi nekkee lépp du yoon ak yooyu. loolu moom moo jiitu lii. politique wul. Seydi Gassama. waaw société civile. ah mais attends société civile bokkul woon ci référendum bi di voté non. voilà xëy na peut-être dafa gis benn démarche boo xamante ni bi ngeen di def. boo xam ne 15 points réforme c'est différent au. 15 points réforme yi amoon. ci référendum bi ban moo ci doon violer les droits de l'homme li ci ëpp kay da doon renforcer ay droits voilà yëf yi jarul na but ku bëgg politique. ñëpp am sa man contrôleur aérien laa woon. je faisais partie de l'effectif de l'aviation civile de ce pays. bi ma bëggee politique damaa bàyyi dem politique yi nga defe ni avion yi ak pilote yi dinañ nangu ñu la may toog naan leen Macky Sall nee na kii yow ñu wàcce loolu moom passager yi sax ñoo koy bañ. voilà duñ la nag ma nekk ci kanam. boo nekkee ci dara ku mu neex xam nga sañ-sañu dem bokk fu la neex. mais nga dem bokk fi nga war a boo décidé politique nga dem politique. ñu xam ni da ngay xëccoo. boo décidé def journalisme nga def journalisme ñu xam ni xëccoo. mais nangu ñuy benn nit di bind di la binduloo ngay wax lii di wax lii pour servir mais loolu moo fi am. Il y a de ces gens ils ont leurs chroniqueurs ils ont leurs journalistes ils ont leurs trucs mais naxuñu ko kenn seen bopp la ñuy nax. tout à fait parce que à la fin de la journée ñoom ñooy toog gis li ñu war a gis nga def ni toog di yàq deru nit wala toog di sos rek loolu mën na gañ a am réew ku ko ci dëkkee bu élection yi passé di nga toog sa nekk xam ni que perte nga sa temps perte loo nga temps ay sénégalais yenn nit ci la toppoon. perte nga sa xaalis. perte nga sa ngëm-ngëm. tout à fait donc yëf yi amul na bënte. bu laajee taxaw dinañ taxaw bu laajee fulla dinañ am fulla bu laajee wax dinañ wax. exactement mais
pas-pas bi moom dara du ci yëngu. tout à fait incha allah tout à fait monsieur le ministre émission bi jeex na ce dernier mot en quelques secondes. waaw di wax ni que diir yi li muy am ci réew mi bariwul jot nañ àpp bi jot na pour sénégalais yi préparer tànnaat ki jiite réew mi nañu déglu ñëpp seet ki gën ci réew mi ak ki ëpp yéene ci réew mi ñu tànn ko ngir réew mi man de sama ngëm-ngëm mooy sama candidat am na yéene ci réew mi te ñi fiy xëccoo man gisaguma ku yor proposition yi mu yor te ku ci yaakaar ni que am nga proposition yu mel ni yosam boo ñëwee ñu toog waxtaan buñ mënee gën a defar sa bos defar ko boo mënee gën a defar suñ bos defar ko mais mu doon njëriñu réew mi jéem fi leneen indil sa bopp fitna la mais doo indil réew mi fitna absolument absolument foofu la mooy merci monsieur le ministre gis ngeen de li nga xam ne mooy actualité politique bi c'est tellement dense ba waxuñ sax ci département bi nga xam ne moom la jiitu ak jiite ak relance bi nga xam ne moom ngeen war a def ci département bi nga xam ne moom moo di tourisme de toute façon ñu ngi lay gërëm di la sant ci li nga xam ne mooy disponibilité bi ça a toujours été ainsi à chaque fois bu ñu la soxlaa rek vous êtes vraiment merci beaucoup non man maa leen di remercier ci opportunité bi ngeen ñuy jox di wax ni que aussi ñi ngi saluer professionnalisme bi di saluer bu baax taxawaay bi parce que tamit bokk na ci garant wu démocratie ci réew lañ nekk tout à fait tout à fait ku nekk am na sañ-sañ ñu bañ a jaawale rek liberté ak libertinage absolument alors mu doon Mame Mbaye Niang di ministre en charge du tourisme ñu ko doon dalal ci seen numéro bu yees bu en ligne bi gërëm leen sant leen gërëm également ñëpp ñi nga xam ne ñoom ma dimbale woon ma coordonné li nga xam ne émission bi gërëm techniciens yi nga xam ne ñoom laa àndaloon di Demba Diagne ak ki nga xam ne moom moo di Saliou gërëm leen yéen ñëpp gërëm tamit ñi nga xam ne ñoom ñooñu nekkaloon ci première partie bi ak yi nga xam ne bugguma ko sax cité yi nga xam ne moom lañ fi doon def léegi njaayeen yi xaw si rey seen bopp di leen jox dig daje ci fan yeeg ñëw beneen numéro émission en ligne d'ici là comme ni ma koy waxee rek portez-vous bien en compagnie des programmes de Dakaractu TV merci